benn waxtu toftal juróomi simili ci télévision Futurs Médias dal leen a jàmm ci xibaaru digg njoloor gi dina bokk ci li ñuy waxtaane tey accident bu métti ba ñu nemmeeku ca diwaanu Njuujuuf dëkk bu soriwul dara Fatick ñu ne nag ab bus moo fa këpp lu toll ci juróom-ñaari nit ñàkk nañ seen bakkan lu toll tamit ci fukk ak ñeent am ci ay gaañu yu métti beneen accident bu ñu nemmeeku ca Thiawando nekk ci commune bu Latmingué ca diwaanu Kaolack foofu tamit beneen minicar moo fa këpp rek lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñett amee ci ay gaañu keneen nit sax ñàkk na fa bakkanam beneen njombe bu am ca diwaanu Thiès foofee ca quartier Medina Fall ñu yeewu rek ak njaxare ak fitna li ko waral rek seen doom di Marème Diagne nekkoon tamit étudiante génie civil moom lañ fa jàmm paaka ba mu wuyu ji borom ñu jàpp ne rek ki def li ni mel di faram jël ci ñuy wax ak yéen rek waa police teg nañ ko loxo ngir déglu ko dinañ wax ci ñu mu gën a yaatu ci mbiru coronavirus fii ci Sénégal dinañ dem ba ca foofe ca ministère de la santé fekki fa ñi nga xam ne rek ñoo ndaw yi ñu fa toogal ak dispositif bi nga xam ne rek teg nañ ko fa ñu ne ñu jublu rek mooy fexe ba doomu réew mi xam li ci xew ak fi nga xam ne rek foofee la xeex feebar bi toll ñu ngi ñuy xamal sax ne lu toll rek ci ñetti nit yi ñu jàppoon ne dañu am doomu jàngoro ji. jamono ji ñu ngi tànne bu baax a baax kilifa yi nga xam ne rek ñoo leen di toppatoo ñu ngi def kem kàttan ngir ñu mën a dellu seen kër yi dinañ wax tamit ci mbiru 8 mars di bés bi ñu jagleel ñi nga xamante ne ñooy soxna yi ñu leen di bàkk tey saa su nekk tamit ba tax na dinañ dem ca diwaanu Ndeer ñëwaat ci li nga xam ne mooy cosaan wala sax histoire bu fa amoon loolu nag ñu ne atum ren ci am na téeméeri at suñu ndaw ni ngeen ko gisee ci nataal yi dinañ fa dem rek ñëwaat ci na mbir mi demee woon suñu ndaw tamit diwaanu Fatick dem nañu tey rek li nga xam ne moo aju ci boobu la bés gisee ak ki nga xam ne rek mooy gouverneur benn ki ci ñoom rek ki nga xam ne soxna la dinañ taseek moom ñëwaat rek ti nan la gisee bés bi ak liggéey bi nga xam ne moom la seq ak ay naataangoom góor yi mbokk yi li mooy gën a fës boo leen taxirloo ñu gën ko yaatal. dalee nag jàmm ci xibaar yi niñ ko waxee woon ci ponk yi benn accident bu métti moo am ca diwaanu Dioudiouf boo soriwul dara fi nga xam ne rek mooy région bu Fatick ñu ne nag bis moo fa këpp juróom-ñaari nit ñàkk nañ seen bakkan lu toll tamit ci fukk ak ñeent ami ci ay gaañu yu métti loolu nag mu ngi am ci fajar bi gannaaw rek bi nga xam ne rek njombe boobu am na suñu ndaw demoon nañ fa tamit Aminata Goudiaby amoon teg Abdou Karim ki accident bi metti na ñeenti jigéen ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan ak ñetti góor fukki nit ak ñeent am ci ay gaañu yu métti mu am nag ñaar fukk ak ñeent yoo xam ni ay gaañu yamamaay rek lañ ci am sapeur pompier nag ñoom nee ñu ci 3 heures du matin lañ leen yëgal accident bu ni mel benn bus bu jóge woon Dakar doon dem Koupentoum le pneu bi toj mu daanu ci booy génn village bi di Ndioudiouf nekkee ci biir département bu Fatick ci route nationale numéro 1 bi fi mu ne nag ñooñu nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ñi ci morgue bu hôpital régional bu Fatick ñi nga xam ne nag ñoom la seen ay gaañu métti loolu ñoom ñi ngi ci service des urgences ngir nag xetali ñooñu nga xam ne ñoom ñoo am ay jafe-jafe ci accident bi ay moyens yu am doole la élément 32e compagnie yu sapeur pompier yi génne ndaxte génne nañ seen ñaari ambulance seen véhicule d'intervention légère bi ak itam beneen fourgon waaye itam ñaari ambulance yu hôpital régional bu Fatick mobilisé nañ leen ak beneen boo xam ni poste de santé bu Diouroup ñoom ñoo ko moom sapeur pompier yi nag ñoom ni seen jëmmi bopp daanaka lu toll ci ñaar fukk ñoom ñoo fa nekkoon doon jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di victimes yi ba ci fajar gi nag ñi ngi woon ci terrain bi. Aminata Goudiaby beneen accident bu am ca diwaanu Thiawando nekk ci commune bu Latmingué fu soriwul dara diwaanu Kaolack foofu tamit nee nañ ab minicar moo fa këpp lu toll ci ñaar fukk ak juróom ñetti nit ñàkk nga am ci ay gaañu keneen it am ci moo ci ñàkk bakkanam ñu ne nag am na ci ñaar ñoo xam ne rek amee nañ ci gaañu yu metti ñu ne nag ba mbir mi xewee rek ñi nga xam ne rek ñooy sapeur pompier bu Kaolack dem nañ fa rek dem kat def kam kàttan ngir mën a yóbbu ñi nga xam ne ñoo amee gaañu yi foofee ca urgence bu hôpital régional bu Kaolack.
ñu dem ba ca diwaanu Thiès soo fay ca quartier Medina Fall askan waa yeewoo ak njaxare ak fitna li ko waral kenn ci seeni doom di wuyu ci turu Marème Diagne moom la ñu faat kooke nekkoon étudiante ca génie civil BTS moom nag dañu jàpp ne rek ab faram moo def li ni mel ba tax na jamono ji ñu ngi koy déglu foofe ca police bu Medina Fall Cheikh Anta Diop ñëwaat na ci xew-xew yi àndi ceek say latir doon mberteel lool ci askan nga xamante ñoom ñoo yeewoo fii ci quartier Medina Fall soriwul lycée bi ñu dikkoon nag fees dell ci mbedd mi kër gi kii di Marème Diagne nekkoon étudiante ci génie civil BTS moom la ñu wax ne ki nekkoon faram de moom moo ko suuj ay paaka ba mu doxee ci ñàkk bakkanam di waa ji di Assane Gueye. ñu ngi gis waa ji muy def demi tour di duggaat si kër gi si la ñuy dem toog fee maag sama waa ji même pas 5 minutes ab booy bu taxaw si kaw terrasse bi yuuxu jàpp leen si laa daw topp si ginnaawam seen ko mu ngi yor benn paaka bu weex ma daw ba poñe ko ginnaaw ne ko lan la mu ne ma damaa rey nit ma ne ko dangaa rey nit mu ne ma waaw ma ne ko kon dañ lay rey si laa ko dóor ñu songoo ñi njëkkante paaka bi maag moom si la sama waa ji ñëw daw ne kii rey na nit ay 2 heures la. ginnaaw xibaar yi nga xamante ne moom la ñu jot a rotal de nee nañ moom dafa nekkoon fële ca Maroc doon liggéey waaye koppar yi mu musaan am da ko daan yónnee nee na nag bi mu yëgee ne nag dafa am borom kër dafa dikkoon doon vengé wu loolee tax mu suuj ko paaka yi bi mu defee njomberi nag la ñu yóbbu ki nga xamante ne moom mooy Marème Diagne ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès foofee nag la ñàkkee bakkanam ñu fàttu nag ki nga xamante ne moom mooy Marème Diagne bi ñu ko mayee borom kër ak léegi am na 2 weer Assane Gueye ki nga xamante ne moom moo def njombel yi jamono yi nag mi ngi ci police Medina Fall takk der yi ñu ngi wóyal enquête bi. Cheikh Anta Diop ñu del ci fii ci Ndakaaru dem ba ca ministère de la santé ni ñu ko waxee woon ci ponk yi foofee nag waa groupe Futurs Médias rawatina télévision bi taxawal nañ fa ab dispositif bu am solo ñu ne lim ci jublu rek mooy fexe bi askan wi di xam saa su nekk li nga xam ne moo bàyyeekoo ci xeex bu ñu sumb ngir fexe ba jële fi corona ci loolu sax ñu ngi xamal ne rek kilifa yi nee nañ ñett ñi nga xam ne ñoo desoon rek am doomu jàngoro ji jamono ji ñu ngi tànne bu baax ñu ngi leen di topp ni mu waree def kem kàttan ngir ñu mën a dellu seen kër ni mu gën a gaawee ñu dese nekk mbiru corona ak taxawaay bi nga xam ne rek brigade d'hygiène bu Rufisque jamono ji ñu ngi koy amal ñu ne dañ ko jaarale nag ci wax ak askan wi gën leen ñaax ñu saxoo lépp lu aju ci cet wala jaarale ni ci mel bu ko defee rek ñu mën a mucc ci li nga xam ne mooy boobule feebar Ousseynou Thiam moo ñu teewal ca diwaan ba àndoon ceeg Ahmadou Bamba Samb. riposte langage militaire boobu nga xam ne bi moom la autorité yi nag utiliser ngir xeex ak jàngoro ji di coronavirus loolu nag dañ ko war a màndargal baax ci terrain bi gis-gis bu nu mel nag la lii di sous brigade d'hygiène bu Rufisque amal ngir nag investir lenn ci ay barab yoo xam ne yi nit ñi dinañ fa dajee. jàngoro bi bi mu waxee jotee ba léegi ñu ngi sur terrain bi parce que soo waxee nii département Tinguède dafa département bu rëy mais chaque jour que jël fee agent yi ñu dugg ci kër yi di sensibiliser nit yi naka la ñuy raxasoo naka la ñuy moytandoo kii bi naka la ñu jëfandikoo mouchoir bi suñu paree ñu koy def loolu service d'hygiène bi ñu ngi ci jóg depuis bi ñu déggee feebar bi rek loolu moo tax tey aussi ñu seet léegi bi nga xam ne fa la nit yi gën a opéré mu mel ni marché central mu mel ni gare routière ci biir oto yi njaga njaay yi pour sensibiliser population yi nii ak lañ ma def ba mun a moytu feebar bi. mu doon ay agent au service d'hygiène ñu leen di xaarandi bu baax ci xeex bi waaye tamit seeni moyen taxu koo demee noonu. ñun duñu wax ne amuñu moyen mbaa moyen yi motul su moyen amulee mbaa motul aussi duñu teel ñu dem sur le terrain dañuy dem sur le terrain chaque jour que Dieu fait pour askan bi moo ñu tax a jóg on est là pour sauvegarder la santé de population loolu li nga xam ne moo ñu war ñun xaaruñu moyens yi mais nag moyen su amoon moo ñu gënal parce que li ngeen wax ni comme feebar bi service d'hygiène mu ngi port mu ngi ci frontières yi mu ngi aéroport fu nekk mu ngi service d'hygiène gis nga ñaari 4 cas yi nga xam ne moom la ñu am mu nekk Roi Baudouin mu nekk également hôpital Fann service d'hygiène tax bu am solo. ci kàddu yi kii di commandant sous brigade de l'hygiène bu Rufisque nag lii di sensibilisation bi ak prévention bi dinañ ko wéyal ci ruq ak ruqaan yi nekk fépp ci département bu Tëngéej. ju desandek mbiru coronavirus ak kàddu yi nga xam ne rek député bi di Cheikh Abdou Mbara Mbacké dolli yëkkati woon rek mu aju ci màggalu Poroxaan doon sàkku ci kilifa yi ñu daxandikoo ba jamono loolu nag indi woon na fi coow ndax ñu bëri rafetlu wu ñoon yooyu le kàddu ba tax na boobu le député mu ngi sàkku rek ci askanu murit jullit yeeg rawatina xalif général bi ñu ne nag ñu jéggal ko ndax kàddu yooyu moom lim ci jublu woon rek moom du yàq mu ngi ci doxoñ baaraam tuuma nag yenn politiciens yi ñu jàpp ne rek dañu jël wax jooju bu ko yóbbu feneen dañu teewlu ay kàddoom ci micro Talla Samb.
li am solo mooy wax bu nekk bu jógee dafa am kenn ku nekk noo koy gisee moo tax bi nga xamante ni wax ji bari na ma jokkoo si ak ki nga xamante ni mooy xalif général des mourides di ko ñaanal mu yàgg fi te wér jéggulu ko si kàddu yi nga xamante ni jóg na déplacé wu tey ñëw Touba siyaare si Ahmadou Bamba siyaare samay waajur leeral population bi nii man bu may wax dafa am lu tax may wax delluwaat si wax ji sax amul solo comme que murid yëpp maanaam am na ñu ko gisee ak yenn kilifa yi maa ngi demande ñëpp ñu jéggal ma te xam ni ñu ko gisee bokkul man ak ni ma ko wax waaye li am solo rek mooy jéggalu Serigne Touba mi nga xamante ni mooy Serigne Mountakha te xam ni man ab taalibe la man sama maam lu am si taalibe loo ko am ba tax mu gàddaa yoon fekk si Ahmadou Bamba gànnaar Serigne soxna Fajjam yi sama maam nekk taawu Serigne Touba kon mënu ma wax si yoon lu ñaaw c'est que da si am ñoo xamante ne dañuy profité ci wax jooju noonu pour bëgg a yàq sama image ak sama der te ay politiciens la yoo xam yenn yu nëbb lan yenn yu feeñ lan mais en tout cas askan wi ak murid yi nañu xam ni man fi ma toll rus naa di def wala luy wax loo xamante ne dafay gàkkal yoonu murid wala muy gàkkal xalif général des mourides bi nga xamante ni ban ma koy jox mu di ma jàngal xale bu ndaw laa. ñu wax ci leneen dem ba ca diwaanu Makka Koulibantang foofu nag dëkk bi ñu naan Doga Bakar bëgg nañ ñu leen taxawu ndaxte ne nañ seen bérébu fajukaay yooyu nag am na matuwaay yoo xam ne rek bëgg nañ ko jël ngir xeex lépp lu aju ci yenn feebar yi ñu fay nemmeeku ci loolu nag matuwaay la ñu sàkku ci kilifa yi ñu dolli leen ay moyens bu ko defee ñu mën a taxaw ci boobule fan Moussa Omar Gueye moo ñu teewal ci diwaan. feebaru biir yu daw wala ay feebar yoo xam ne dafay jëm ci wàllub nokki muy dal tout tànk yi nekk na li nga xam ne moo gën a fës ci jamono ji ñi nga xam ne ñu ngi ñëw di faju ci poste de santé bi nekk ci Ndoga Babacar loolu nag ay kàddu yu soxe ko ci Biram Touré moom mooy infirmier chef de poste bu Ndoga Babacar. kii di Ibrahima Ndiaye nekk président conseil d'orientation agence des aéroports du Sénégal moom mi nga xam ne mu ngi soxe ko ci Ndoga Babacar daal di ñëw amal benn tukkib nemmeeku bu toll ci fukki fan yoo xam ni dafay dem ci village yi ci arrondissement bu Makka Koulibantang di leen wax ana nan la ñuy fàggalikoo ngir muslu ci feebar bi ñu naan coronavirus. kii sa xam-xam màccu ci dara ñi mu màcc li ñu la wax da nga koy respecté soo ci bëggee mucc loolu la ñuy ñaax population yi pour que ñu góorgóorlu ci loolu cet gi ak cetal. président du conseil d'orientation des aéroports du Sénégal monsieur Ibrahima Ndiaye mu indi ay matériel pour que séddale ko ci poste de santé bi ak école élémentaire bi ak collège bu Ndoga Babacar. di directeur école élémentaire bi ak ñi nga xam ni ñoom ñooy waajuru ndongo yi ku ci nekk nee na dana def kéemtalaayal kàttanam ba lépp lu jëm ci wàllu wesaare waxtaan wi nga xam ne war nañ ko def ak toppatoo lépp lu jëm ci wàllu cet ñu daal di ci gën a dugal seeni loxo. Moussa Oumar Gueye ci fan yi ñu génn rek ñu ngi leen doon baaxe benn xibaar bu bàyyeekoo foofu ca diwaanu Kaffrine ak poste douane bi fa nekk ñu tegoon loxo lu takku rek ci ay garab yu baaxul ñu ko xayma rek ak juróom-ñetti fukki million ak juróom ci suñu xaalis ñu ne nag ñi nga xam ne ñooy douane yi dellu nañ ca béréb ba ànd ak kilifa yi ak ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi ngir ñëwaat ci ni ñu mën a def ni ñu def maanaam dispositif bi ñu fa taxawaloon ngir mën a teg loxo ñooñu nga jàpp ne rek dañu mën a indil askan wi ay jafe-jafe seen wér-gu-yaram Oumar Ndiaye ak Babacar Fall boobu teewe woon kañ ñoom tamit. fii ci pont bu Njaaw Bambali ci diggante mook Ndiobène Taïba si la douane mobile bu Kaffrine këppatale fraudeurs yi yeboon ay garab ci woto Berline 604 bile toll woon ci ñaari tonnes ak lu ko ëpp. soo ko xaymaa ci suñu xaalis mu toll ci ñaar fukki millions ak ñeent bi ñu demee benn fan ci weeru mars ñu amaat benn renseignement ci la ñu ñëw embusqué ci dëkk bi daal di fiy jàppaat ñaari berline yoo xamante ne ni yeboon nañ 1 tonne 400 ci wàllu garab yu baaxul ba léegi. soo ko xaymaa it lépp mu toll ci 85 millions. ab ndëgg sërëx la douane yi lalal fraudeur yooyu le moo tax ñu ñëwaat ci bërëb bi teewluwaat pexe yi nga xam ne moom la ñu def ba teg loxo yi le garab.
taxawaay bu nu mel askan wi rafetlu ko lool bu ñu sukkandikoo ci El Hadji Diembay nekk maire bu commune bu Diamagadio ci commune am la mbir mi xewee. ñun dañ koy rafetlu da ci ànd ak douane ndax douane suñ partenaire la lu suñ adversaire suñ partenaire la suñ soldaaru koomu réew mi la te médicament bu baaxul bi nekk fii neen li mu jur dafay daaneel koomu réew mi. garab yi nag am njeexital bu safaan lool ak ñi ko doon rawale ci askan wi. yii nga xam ne moom laa fi gis da cee am ay antibiotiques yoo xam ne daanaka li nga xam ne moom moo ci war a nekk ci ferñeent pour saafara jàngoro am na yoo xam ne yu ci bëri boo ko testé woon tey ji nekk am na yoo xam ne sax amuñu ko am na yoo xam ne tamit la cay am ëpp na la nga xam ne moo ci waroon nekk ba tax na bu fekkee dafa néew day indi ay résistance wara mu weesu la nga xam ne moo ci nekkoon mu lor mën na dem ba taxawal xol bi moom la ñuy wax ay arrêt cardiaque. du gulet douane bu Kaffrine am taxawaay bu nu mel gox bi la dafa nekk célébé yoon digaloo ak réewu Gambie rawatina luuma yi late lool ci diwaan bi moo tax fraudeurs yi nenn ko lool rawatina seen woto Peugeot yi ñuy jëfandikoo ñu soppi ko ba soppi amateurs yi sax ngir daamar yooyu mën a ñoŋ waaye terewut tamit douane seen pexe jeexut ci wàll wi. Omar Ndiaye ku ne talaatay ndeer sa xel dem ca la xewoon ca diwaanu ndeer ñu nekk boobaak léegi am na ñaari téeméeri at ñu ne nag ay soxna rek ñu doon bañ ñoo taxoon ñu dugg ci wenn nekk taal seen bopp boobaak léegi nag at bu nekk dañ koy màggal mu yemook atum ren ji li nga xam ne mooy 8 mars di bés bi ñu jagleel soxna yi loolu tax na rek ba suñu ndaw yi ñu teewal ca diwaan ba doxantu woon nañ fa ngir ñëwaat ci boobu la xew-xew Ousseynou Diop àndoon ceeg Habib Seck. ñu ngi ci Ndeer dëkk bi nag juróom-ñaari fan ci mars ci atum 1820 ay jigéen ñoo duggoon ci benn néeg taal seeni bopp la ñu bañoon mooy ñu noot leen waaye tamit ñu daal leen di jëfandikoo. ñaari téeméeri at ginnaaw loolu ba mu amee ak léegi fii ci Ndeer jigéen ñi di ko fàttaliku mu doon xew-xew boo xamante ni xew-xew bu mag la. jigéenu Ndeer ay bañkat rek ñoo fi nekk li maam yi doon bañ démb tey la gën a dugg fii si biir Ndeer ndax fii si biir Ndeer jigéen ju mën góor ñoo fi am ba tey li fi maam yi bàyyi woon ba tey moo fi. ci bërëb bi lee ñi fi jël kàddu ñëpp daal nañuy fàttali jigéen ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci Ndeer te jëf fii jaloore ju rëy waaye tamit di ñaax seen i moroomu jigéen ñi jamono jile ñu gën a bàyyi xel seen i bopp di xool bu baax seen i jëf yi nga xamante ni moom la ñuy def jamono jile ngir suba way bañ leen di way bañ a doon way bu ñaaw. exemple la ci jigéenu Sénégal waaye exemple la ci jigéenu Ndeer waaye aussi exemple la ci jigéenu Waalo jukko yooyu tey ji ñun dañ ko war a roy muy jom muy ngor muy fulla muy fayda. tous les cas ministre de la culture nee na dinañu tabaxal case musée de Ndeer nga xam ni fépp foo toll ci commune yi ñi da ngay seen bu guddee da ngay seen lampe yi di tàkk ñi ko war a visiter di ko visiter te du nekk case rek dina am ay commodité bibliothèque fu xale yi mën a jàng ak yeneen fu ñu mën a def suñu ay réunion suñu ay conférence. kilifa yi nekk ci gox bi sax gis ni jigéen ñi nekk ci Ndeer dañ leen war a gën a jàppale waaye tamit taxawu leen. dina bi yëpp waxuma Afrique rek ndax tey jii Afrique yëpp ko war di feetoo waaye monde bépp ñoo war di feetoo tey jii 7 mars bi te incha allahu si kanam rek yoon wi ngeen jàpp continuer leen ko noo ngi seen kanam. noo ngi seen gannaaw. ñaari téeméeri at ginnaaw ba ñu taale seen i bopp ñoom jigéen ñu Ndeer yi tey jilee seen i ay sët ñooy def lu ni mel di wane njàmbaarte bi ñu amoon ak fonkoon seen i bopp. Ousseynou Diop tant ngërëm ñeena la ñu wax ci yeneen soxna wala beneen soxna boo xam ne mu ngi bay waaram ci fan ba mu feete kooku di wuyu turu Seynabou Guèye mu ne ab gouverneur la moom képp moo dugg ci boobule lang ci góor yi nga xam ne ñoo ci ëpp ba tax na suñu ndaw ca diwaanu Fatick demoon nañ seeti ko mu ñëwaat ci li nga xam ne mooy taxawaayam ak nan la gisee bés bi ñu leen jagleel Aminata Goudiaby ci liggéey bi anoo ceeg Abdou Karim Bey. dinañ ci ñëwaat ci biir xibaar yi ñu nax rek ci yenn jafe-jafe yi ñu nemmeeku rek soxna yi saa yi ñu bëggee am ku leen lebal wala sax ñu féete ci instance de dirigeant ñoon tamit ba tax na rek ba am na këru liggéeykaay wala sax ay ONG li leen ciy jàppale ngir fànn woowee ñu mën ko mattali ndax gis nañ ne rek fu soxna yi war a mën a nekk su góor yi nekk rek soxna yi am nañu maqaama ngir occuper yenn poste yi Abdoulaye Diallo ci liggéey bi. ña fa nekk bëriwuñu wala léeg-léeg sax duñ fa nekk te ku fa nekkul kenn du la waxal sa soxla ñu gis ni également ci aada yu mel ni sëy yu teel aaday jigéen ak yeneen jigéen ñi lu bëre ñoom ñooy gën a dund jafe-jafe yi
bu loolu weesoo aussi ci mbirum koom-koom gis nañ ne jigéen ñi ñoo ci gën a des ginnaaw ndax léeg-léeg lañ leen di jox mooy fu loo xam ne dañ cay fortaatu duñu ca mën a tekki dëgg-dëgg léegi nag ci loolu lañu ne dañuy tabax benn programme boo xamante ni dina fexe ba nit ñi gën a sàmmonte ak yelleef doomu aadama mais rawatina yu jigéen ñi. waa ambassade Canada ñooy rafetlu indi seen i ndimbal ci projet bi ni mel ginnaaw bi ñu jàppee ne ormal ak yelleefu jigéen ñi dafa bokk ci lu gën a itteel nguurum Sénégal. Le Canada aussi est très content de. waa Canada dañoo kontaan lool ci jàppale gi ñuy jàppale bi le projet ginnaaw bi ñu seetloo ne projet bi li ko tax a jóg dafa itteel nguurum Sénégal te loolu ñu fosal ko ci ab programme bi ñu duppee SNEC ak ci plan Sénégal émergent. Et le plan Sénégal émergent. ñu duppee ko quand elle dirige tout le monde réussit bi le projet dina yëngu ci ñetti diwaan yu Sénégal maanaam Kolda Sédhiou ak Tambacounda. Abdoulaye Diallo ñu dem fu soriwul dara Kolda di foofee ca Sédhiou sukkandiku nañ ci bés bi ñu jagleel soxna yi ngir waxtaan ci ay pàcc yoo xam ne dafa aju ci xale yi nga xam ne dañ leen di teel a maye néegu sëy ak itam ñi nga xam ne rek dañ leen di xoqataal di leen fitnaal yenn saay ñu ne nag li ñu bëgg rek mooy gën a attirer ñi nga xam ne mooy attention kilifa yi bu ko defee ñu gën a yokk matuwaay dañ ciy teewlu Noa Sarr mooy IEF bu Sédhiou ci micro Bakary Konté. suñu thème tey bi mooy fille aujourd'hui femme demain protégeons-les donc dañu bëgg à travers événement boobu ñu sensibiliser xale yi ñu xamal leen seen i droit ñu sensibiliser leen pour ñu topp seen njàng pour véritablement ñu moytu yenn jafe-jafe yi nga xam ne am na fii ci Sédhiou. ci Sédhiou def naa mooy jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy vivre ci dëkk bi de manière générale mooy li nga xam ne mooy affaire grossesse précoce yi maanaam xale yi nga xam ne dañuy teel a dugg si néegu sëy xale yi nga xam ne dañuy teel a am ay doom sans pour autant passer par le mariage am nañu aussi ay phénomènes de viol yi nga xam ne donc intéressé na ay adultes donc société bi de manière générale mais intéressé na aussi ay xale yu góor moo tax ci biir cérémonie bi invité nañu aussi ay xale yu góor parce que ay problème la yoo xam ne xale yi dañ koy vivre ci seen biir donc problème yooyu mooy li nga xam ne mooy véritable problème yi ñu bëgg jànkonteel fii ci département Sédhiou. del si wax ci gouverneur Seynabou Gueye ñu ne jamono ji ñu wax ak yéen muy benn gouverneur bi nga xam ne rek soxna la fi ci réew mi ba tax na rek suñuy ndaw doxantu nañ fa foofee ca diwaanu Fatick këram fekki ko ngir wax ak moom mu ñëwaat ci li nga xam ne moom noonu la taxawee ak biir góor yi liñ ko sas ak li nga xam ne noonu la gisee journée bu 8 mars Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey ñoo ko seeti woon. 8 heures ci guddi daanaka moom moo jot waaye ba léegi moom mi ngi ci bureau nekk gouverneur nag moom nee na liggéey bu bëri la waaye itam responsabilité bu bëri moo tax nag mu ni faaw ngay liggéey bis bu nekk ngir am résultat yi nga xam ne moom la ñu soxla ci yow. buñ la tegee ci poste xëy na tam dafa am défi ak responsabilité bu nekk ci ginnaaw parce que tey jii ju taagin ne que da ngay seet la ca neex rek nga jël ko parce que poste tam buñ la fa tegee dafa am lu ñuy xaar ci yow am na yoo xamante ni war nga ko mën a tëral war nga ko mën a doxal. te yaakaar naa ni nag responsabilité yooyu foog nga matee ko soo ko mateewul quelque part pour man daal amatoo fa place mais war nga matale def sa kéem kàttan ginnaaw confiance la ñu jël teg ko ci sa kaw war nga tey ji liy njukkal bi mooy ne góorgóorlu ba fañ la teg tamit nga def fa ay résultats. moom ñu ngi ko tabb mu nekk gouverneur ci weeru mai 2019 bi ñu weesu fi mu ne moom mooy benn jigéen ci Sénégal bu nekk gouverneur fi mu ne moom nag moom mooy ñaareelu jigéen bu yor poste boobu gannaaw Viviane Loor Elisabeth Bampassi nga xam ni moom itam nekkoon na gouverneur bu région bu Fatick. bi ñu annoncé nomination da nga ciy ressentir fierté te je crois que occasion la ñu remercier bu baax son excellence monsieur le président de la république ci confiance bi mu am wóolu jigéen ba teg ko ci poste de responsabilité boobu te may fàttali ko ne du man rek la ko njëkkee ndax tey jii am na sama benn koo xamante ni suñu mag la muy Viviane Loor Bampassi nga xamante ni jotoon na fi jaar moom it comme gouverneur te defe naa confiance boobu moo renouvelé ci femmes yi wax dëgg président wane na fi mu teg jigéen ñi. Dakar la juddoo te itam papam ab gendarme la woon gouverneur bu Fatick cursus bu baax la def ci wàllu njàngam loolu tax sax moom mu am maîtrise ci science économique parcours bi nga xam ne nag moom la def ci administration territoriale tax na tey jii moom mu ni am na yenn expérience yi.
ñu génnee école nationale d'administration ci promotion 2002-2004 bi ñu wëlbatikoo dem nañu fi nga xamante ni mooy intérieur toog nañ fa un temps bi ñu wëlbatikoo après door a dem région de Saint-Louis nekk naa fa adjoint au gouverneur chargé du développement. Ensuite adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives ci département Goudiri foofu laa njëkk a dooree sama fonction de préfet bi ñu wëlbatikoo ma jóge foofu dem à Guédiawaye def naa fa 3 ans wëlbatiku foofu tam dem département de Guinguinéo ci région de Kaolack foofu def naa fa 5 ans ak lu teg ca laa wëlbatiku nag door a ñëw fii comme gouverneur de Fatick. engagement discrétion ak itam yaru loolu mu di ay kàddu yoo xam ne dañ koy dégg ci ay collaborateur am moo ne day moom mii bi muy gën a nekk xale dafa foogoon ni ci wàllu wér-gu-yaram lay liggéey. mais xam nga parfois aussi mën nga am bëgg-bëgg mais nga dem ba ci biir après suñu borom mooy décider fan nga war a teg sa tànk. mais wax dëgg duñu mën lu dul rafetlu ko ndax lu am solo la ndax servir say population servir l'intérêt général loolu yaakaar naa ni dara dàqu parce que tey ji yaakaar naa ni jigéen bu ci jàng jigéen bu ci am yenn responsabilité buñ ko taxawoo jàppale ko na mu war au contraire lu mën a def ba dëkk boobu jëm kanam defe naa day jëm kanam. ci wàllu vie privée moom mi mère de famille la waaye jëkkër ji mu am ku ko comprendre la te itam ku baax la moo tax nag liggéey bi jafewul benn yoon ci moom nag nee na ku mën a togg la. Aminata Goudiaby yow tamit waaw góor fan wa nga feete yaa ngi ci béy sa waar nu mu baaxee ñu ñëwaat fii ci Ndakaaru daal te ñuy dellu ca diwaanu Karang foofee nag jëwriñ bi ñu dënk lépp lu aju ci wàllu dem beeg dikk wala transport routier moo fa tase woon ak acteurs yi lu ñu jublu rek mooy waxtaane li nga xam ne mooy accord yi ñu xaatim ci wàllu boobule transport routier ak accord transit yi ndax jamono jee rek am na ñu ci yëkkati woon ay kàddu ñu ne li ñu ci jublu rek mooy fexe ba képp ku yëngu ci boobule fan nga xam ana lan mooy solo si Ibrahima Diame ak Fally Gueye. donte nag mbootaayu association transporteur yu Sénégal bokkuñ ci ànd à 100% kilifay Gambie ak kilifay Sénégal pare nañ pour appliquer accord yi nga xamante ne signé nañ ko déjà depuis atum 2018 Oumar Youm di ministre des transports fii ci Sénégal ñëwoon ci gare routière yu Karang ak bu Kaolack seet si mbokku dawalkatu woto yi. gannaaw bu ñu waxtaanee ci accord boobu ak waa Karang ñu andi waxtaan bi fii ak waa Kaolack pour wax leen accord bi li ko andi li ko lal ak njariñ bi mu mën a am ci économie Sénégal njariñ boobu nag li ci jiitu mooy yombal dem bi ak dikk bi loolu nag moo tax ñu ñëw fii di waxtaane ak ñoom ci loolu dalal ci seen xel aussi parce que am na tuuti ay crainte am na tuuti aussi désinformation boo xam ne war nañ ko andi pour que ñu andi la vraie information loolu nag lañ doon waxtaane wax nañ leen accord bi nag li muy andi ci njariñ d'abord mooy nit ñi nga xam ne dañuy jógee Sénégal dem Gambie dootuñu warati am obligation wàcc ci biir frontière u Sénégal balaa ñuy dem Gambie. association transporteur yi nag jàpp ne accord bi du leen arrangé benn yoon ndax dana yàq lu bëri ci seen liggéey rëy tamit li nga xamante ni moom moo di gare routière yi nekk ci frontière yi. kon de ni ñu ko gisee mooy luñ def la ba pare te loolu yaakaar naa ne garage Kër Ayib bu Sénoba bu Karang ak bu Séléti njëriñ moom dootul am ci yooyu gare routière loolu moom transporteur yi. d'accord uñ ci loolu moom jafe-jafe la. accepté malgré vous. non même parce que buñ ko accepté pare nañ pour def ko buñ ko accepté wul pare nañ pour def ko mais xam naa ne du lu ñu arrangé. en tout cas ñaari téeméer ak juróom fukki licence daañu ko jox transporteur yi nga xamante ne ñoom ñooy am droit yóbbu client ci biir Gambie wala ci biir Sénégal téeméeri licence la ci Gambie di am réewum Sénégal war a am téeméer ak juróom fukki licence. Ibrahima Diame ñu wax ci wàllu koom ak matuwaay yi nga xam ne rek réew Sénégal fas nag yéen jël fii ak i at ngir mën a bokk ci ñaari téeméer réew yi nga xam ne rek ñoo gën a fës wala sax seen taxawaay ñoo gën a mucc ayib ci classement Doing Business ñu ne nag dañu sukkandiku ci réforme maanaam yeesal yi ñu indi ci yenn fànn yu bëri jaarale ko tamit ci programme Sénégal émergent ba tax na rek amal nañ ci ab lël ngir weccoo li nga xam ne rek. moo ci bàyyeekoo ak ñi ci liggéey Mountaga Sy mooy directeur APIX ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdourahmane Diallo. daaw Sénégal gagné na 18 places 18 poñ ci classement Doing Business léegi nag ñu ngi jublu ci pàcc boo xam ne mooy pàccu 2020-21 mesure de réforme yooyu mooy coppite yooyu ñu am. ñu waroon toog fi tey waxtaanee ko ak waa secteur privé waxtaanee ko waa administration waxtaanee ko aussi ñoo xam ne ñoom la waa banque mondiale dënk mbir mi ñoo koy saytu ëllëg donc ñu toog fii di ko waxtaanee loolu moo tax ñaari fan yi ñu xool li Sénégal def ba tey gëm nañ ni
dinañu am 5 réformes yoo xam ne dina baax te dinañ ko accepter moom mooy porter Sénégal ñu bokk ci top 100 mondial mooy suñu ambition. Président Macky Sall moom la sant waa gouvernement moom la administration ak APIX moom la secteur privé bi accepté gis ngeen ko ci PSE phase ñaareelu pàccu PSE bu ñu naan phase 2 du PSE gouvernement bu Sénégal ak li ñu def ci jéego ci wàllu investissement gouvernement état bi moo def investissement yu gën a bëri ci phase yi passé léegi dañu invité secteur privé ñu bokk ci investissement yi gis ngeen wax naa ko léegi investissement privé mi ngi yokku at bu nekk dina yokk de 10 à 12%. ci fàttali rek matuwaay yi nga xam ne rek télévision Futur Média jël na ko foofee ca ministère de la santé ngir saa su nekk muy baaxee askan wi li nga xam ne rek mooy bàyyeeko ci wàllu xeex coronavirus nag ab dispositif bu am solo lañ fa teg ci kanam tuuti dinañ ci ñëwaat rek ngir jox leen li nga xam ne moom lañ fa am ci xibaar mbokk yi ñu yegg si ci cappaandawu xibaar yi di leen jaajëfal ci teewlu beeg safo bi di jaaree si ñi nga xam ne ñoo jàpp ci xibaar bi ba lépp sotti jërë ngeen jëf et bon appétit.